léegi lu ma doon wax ijtama'u mooy dajaloo nañ réunir wu nañ xam nga li yéeme mooy expression yi nga xam ne moom la alquran maanaam sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala di nettalee mbir yi wala tout simplement lii xew presque même expression yi la ñuy reprendre ci époque bu ne maanaam voilà terminologie yi day changer légèrement mais presque même bi la voilà kon ñu ne session fële la borom daamine bi sama sëriñ borom daamine bi régleel foofu waay régleel foofu waaw kay voilà donc kon suñu xoolee dañuy gis ne deneen gars yi dajaloo nañ kon ijtama'u dañoo dajaloo réuniru nañ voilà en session extraordinaire parce que situation oblige mu ne loolu kañ la mu ne lamma ba nga xam ne fasha dafa tasaaroo xabarul islam yi xabaaru diinul islam fil imam yi bu dee en fait ñaari maas moo possible bu njëkk bi mooy fil imam yi bu boobaa ci jikko yi lay dugg maanaam umma bi tekki jikko yi doxalin yi situation yi léegi bu dee fil umam yi mooy ci nit ñi maanaam ci maanaam kër gu nekk fu nekk ci Makka fi mu toll diine tasaaroo na fa maanaam fu ñu xoolee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon message am commencé na am portée léegi nag ñu ne bon affaire bi il faut que ñu wut situation ñu def ñu ne il faut que ñu xool comment faire parce que il ne faut pas que ñu bàyyi quand même suñu principe yi ñu koy bafoué voilà donc il faut que ñu fexe ba kii lu bees daal maanaam pour xeex ak situation bi ñuy sëg caméra bi voilà mooy lan léegi ñu ne ñu njëkk a dem premier site li ñu njëkk a def mooy jaa'oo dañoo dikke جاءوا إلى عمه جيما ليخذله من يبغي بيض ألوق عاقلا يلين على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسببه ñu ne kon jaa'oo dañoo dikk ilaa ammihi ci baay taxam mooy Abu Talib jiiman ñetti yoon voilà Mawlana yaakaar naa li mu wax noonu la dégg nga jiim mooy ñett voilà comme a ba ja voilà donc jiim mooy ñett li yaxzuloo ngir mu beccangal mooy mu seetaan ko bañ koo protéger parce que moom moo ko daan protéger voilà léegi en gros su doon suñ jamono ci dañ naan dafa dañ ñëw ci lobby yi nga xam ne ñoo ko doon protéger ak ay ñi nga xam ne ñoo ko daan défendre ñëw ci entreprise yi nga xam ne ñoo ko daan financer ñëw voilà et cetera ñu ne ko bon écoutez maintenant il faut que nga bañ ko défendre lan lañ ko wax dañ njëkk ñëw premier moment bi dañ njëkk ñëw indi 15 dignitaires moom yi mag ci Quraysh ne non vraiment yaa ngi défendre sa waa ji bon on comprend parce que sa doom la ndax voilà voilà parce que sa doomu frère la mais ñun li ñu mënul supporter mooy
vraiment moom saaga na suñu yàlla yi quoi nee na suñu yàlla yi et que waruñu leen jaamu c'est pas normal ba pare dofloo na suñu xel yi nee na suñu xel ñuul parce que ñun dañuy jaamu ay yàlla yoo xam ne ñoo ko defaral suñu bopp ah voilà ñu tabax suñu ay yàlla ba pare mu ñëw ne dañu dof maintenant ba pare nee na suñu maam yi li nekkoon baaxul quoi voilà nee na suñu maam yi te loolu tamit benn aspect la parce que d'accord c'est que yow ñun li ñu metti mooy nee na sama maam li mu nekkoon sama maam li mu nekkoon baaxul voilà maanaam loolu insulte la contre ñun voilà maintenant mu ne li ñoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib ne waa baax na dem leen yónni wala avant mu leen di wax ñu dem dafa yónni Aqil mooy ibn Abi Talib frère Seydina Ali la karamallahu wajhahu mu woo yónni ko ne ko mu woo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu indi mu ñëw mu ne ko voilà gars yi nee nañ vraiment yaa ngi def trouble à l'ordre public et que maintenant il faut que vraiment nga arrêter quoi voilà à un moment donné il faut aussi nga arrêter mu ne mu xool ci asamaan si xool jant bi wëndeel bëtam ci jant bi xool daal ni gis ngeen jant bi gis ngeen ko est-ce que gis ngeen jant bi ñu ne ko waaw gis nañ ko mu ne leen ngeen yéen li ngeen may wax ma bàyyi ko mënuma cee bàyyi dara comme yéen ni ngeen ñàkk a mane wut taal ci jant bi maanaam dem ci jant bi wut maanaam tibb ci taal indi ko ni ngeen ñàkk a mane loolu man noonu laa ñàkk a mane lii may wax nii ma wàññi ci dara voilà c'est-à-dire que donc dama am sama principe la sama idéologie la dama am droit défendre ko voilà la liberté d'expression voilà c'est ma liberté d'expression il faut que ma am droit quand même wax ne idée lii nii baaxul bon mu ne gars yi dem leen baax bi ñu demee affaire bi gën a tar encore yent bi saa di continuer di wax gars yi di ñenn ñuy tuub di dugg ci diine ji ñu gis ne nag maintenant affaire bi nombre de convertis yi ñu ngi commencé bëri gars yi ñëw bii pas ñëwaat na ne Abu Talib kon moom mooy ñaareel waxoon nañ la ne téyel sa waat sa doom ji téyel mais bi baa nag dañu àndoon ak mer voilà nee nañ la nga téye ko nee nañ la nga arrêté ko nga bañ léegi li ñu lay laaj mooy nga livrer ñu ko bu ko defee ñun ñu mën a def teg ko peine yi war ci moom il faut nga livrer ñu ko mu ne leen non loolu du ma ko def parce que avant mu leen di wax nag du ko def dafa njëkk a woo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko gaa yi kat nee nañ gaa yi li ñu ñëwee bi ba dañoo mer saa bu njëkk bi diplomatie la ñëwee mais bii ba deuxième ñëw bi dañoo mer vraiment dañu mer furieux mu ne leen la gaa yi nag vraiment tey dañu mer mu ne ko non léegi soo bëggee nga bàyyi ma nga libéré mais lii moom li may wax message bii noonu du ma ko bàyyi maanaam du ma arrêté bi mu waxee loolu gaa yi newaat maanaam bi mu ne gaa yi nañ dem ba mu woo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko loolu Yonent bi tontu ko loolu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag daf ni mais garaawul léegi bi mu gisee nag ni xam nga mën a mënu woon supporter Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di am comportement bi maanaam moom mënu woon supporter di gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yenn état yi donc moom da ko bëggoon naturellement mais aussi daf ko bëggoon parce que xam na ni idée yi mu yor dëgg la et que li muy défendre du dara du lu baax bi mu ko woowee bi mu ko waxee loolu bi mu gisee ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam vraiment moom tamit vraiment ferme na yooyu mu ne ko demal du ma la bàyyi mukk dinaa la défendre mais troisième fois bi ñu dellusee dañ ñëw ne ko bon léegi
dañu indaale benn xale benn jeune homme ko boo xamante ne Umaara ibnul Walid lañ koy wax ñu indi ko ne ko bon léegi xale bii lañ lay jox quoi Umaara ibnul Walid nga jël ko téye ko pour mu remplacer voilà mu remplacer Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi dañu koy livrer ñun ñu jox la Umaara ibnul Walid remplacement c'est comme si tey ni kii di def maanaam dañuy ñëw fekk la ak benn régime nga yor benn régime di ko doxal ñu ñëw ne la léegi dañ lay indil régime bu bees pour nga remplacer ko ak suñu bos voilà maanaam ñun ñooy ñëw indil la ay nit ñoo xamante ne ñun ñoo leen former ñun ñoo leen teg ñun ñoo leen maanaam suñuy doom lañ daanaka maanaam suñu ay doom lañ c'est-à-dire spirituellement idéologiquement suñu ay doom lañ ñooñu la ñuy jël yéen ngeen dignité seen président bi ngeen amoon wala seen njiit bi ngeen amoon ngeen dàq ko wala ngeen rey ko wala ñun ñu ñëw rayal leen ko tegal leen fi ñun ñi ñu bëgg ñu jiite leen maanaam mbir mi noonu la voilà c'est cette forme là ñoom bi ñëwee loolu lañ wax maanaam comme genre boobu parce que dañ lay jox xale bi Umaara ibnul Walid lañ lay jox gis nga ni mu rafetee ni mu intelligent wee pour nga remplacer ko nga livrer ñu sa doom ji maanaam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam boo ñu ko joxee ñun ñu rey ko et que kii ñu lay jox suñ la ko joxee léegi yow nga téye ko di ko xoole ah et puis même bu deewee wala parce que dañ ko rey wala yu mel noonu maanaam indemnisation yi war ci moom ñun ñoo la koy fayal aussi mu ne leen yéen nag maa ngi doog a xam ne vraiment seen xel ñurul quoi mais man xanaa dama dof man ma jël léegi sama doom ma jox leen ko ngeen rey ko ngeen jox ma yéen seen doom ma di ko dundal yéen li seen xel vraiment ñur léegi loolu la wax ne moom lay junj fi mu naan man yàbb xi kuy sàkku maa parce que daf li loolu dafa impossible mënul nekk du ma ko def mukk léegi loolu la seen Haaj Maalik radiyallahu anhu di junj fii bi mu naan man yàbb xi kuy sàkku bayda anooki nenu bànjool yi aaxilan bi aji xelu yu la mi def na ko ŋàññe def na ko voilà bànjool yi su ma juum moom lañ naan corbeau wala voilà moom la voilà maanaam fi muy nene mooy souvent ci montagne ci sommet montagne yi lay nen ba pare ci ay ruq la koy nene loolu moom moo tax souvent nit ñi duñ gis nenam voilà nenu bànjool yi duñ koy gis mukk léegi nag kuy xellu di wut nenu bànjool yi def na ko ŋàññe parce que koo xam ne moom nit mës na gis nenam yow ngay nekk di ko wër rek maanaam loolu mooy lu ci gàttal daal li mu ci jublu mooy lu impossible ku koy sàkku te nekk ku xellu dañ koy ŋàññe voilà loolu la ne mais c'est pas possible mënu ma leen livrer sama doom ngeen sàkkal ko pexe après yéen ngeen jox ko seen bos maintenant bi ñu paree loolu léegi nag gars yi événement boobu dafa tombé tamit ak bi di waaj a ñëw voilà mawsimul hajj maanaam parce que en fait xam nga comme niñ ko xamee Makka foofu dafa yàgg di am aj tout le temps danaan am aj même avant période jaahiliya bi par exemple période avant islam voilà pré-islamique bi léegi ñoom bi ñu ñëwee dañu ne waaw léegi kat benn affaire am na mooy Walid ibnul Mughira lañ dem fekk boobu moo ci ñu mage ci ñoom la bokkoon ne ko bon maintenant il y a un problème vraiment problème am na mu ne problème bi la mu ne parce que message Seydina Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam lii muy wax ni ak alxuraanam jii muy nettali dafa convaincant trop il faut que ñu dëppoo ci benn kàddu te gis nga buñ dëppoowul ci benn kàddu maanaam duñ ko mën a bu gaa yi jógee feneen ci yeneen réew yi wala yeneen dëkk yi ñëw ak si
bu ñu déggee li muy wax day am doole parce que gars yi dem ñu gëm ko ce qui fait que ñun dañuy perdre tout pouvoir donc il faut pas que ñu permettre ko mu mën a wax il faut que ñu dëppoo ci benn kàddu parce que ñun ñëpp il faut que parce que ñoom li ñu doon cherché mooy politiquement il faut que ñu dëppoo ci benn kàddu yoo xamante ne tey bu doon te uni ji dañ naan médias yëpp loolu la ñuy wax maanaam il faut médias yëpp dëppoo di wax même chose mu ne waaw d'accord léegi nan la ñuy def parce que le danger nous guette c'est un problème voilà ñu ne d'accord léegi comment on va faire première kii bi may njëkk a def maanaam li ñuy njëkke mooy dañuy yéen da ngeen di wax man ma déglu ñu ne ko dañ naan kaafin la maanaam day gisaane mu ne non mais non ku gisaane kuy gisaane xam nañ ni muy def yi muy bant yi ni mu koy sànnee xeetu yi kii yeeg yooyu non ak ni muy wax non kii du gisaane kat ñu ne bon kon dañu naan dafa dof majnun la ku dof la quoi jinne moo ko jàpp mu voilà mu ne non ku dof xam naa luy dof dof ay voilà jax-jaxal yi muy am maanaam trouble obsessionnel yi nekk ci moom ak xeetu wax yu incohérence yi muy nekkee kii di wax melu noonu ñu ne bon écoutez donc dañu naan kon dafa ki njabarkat la saaxir la kuy njabar mu ne non njabarkat xam naa nu njabarkat bi xam naa jabatu yi xam naa fas yi muy fas et cetera kii du njabarkat mu ne kon dañ naan shaa'ir la poète la mu ne yéen ñëpp maa ngi gën a xam lan mooy poésie voilà ay xeetu métrique yi ñuy tëral ak yëpp xam naa ko voilà ak li ñu koy tege maanaam lépp xam naa ko donc kii li muy wax du poète wax jiw neex a lay wax joo xamante ne ju rafet lay wax loo xam ne cosaan bu kii waxam du waxu nit de bi mu waxee loolu nag gars yi ne ko yaa ngi waaj a jeng de maanaam yaa ngi waaj a dugg yaa ngi koy waaj a topp mu ne déedéet wax ji waxu nit kese la du dara maanaam mu revenir en arrière moom la alquran doon wax naan du dara wa man xalaqtu wahida ba aay yooyu jeex parce que dañuy tënk dañ nekk ci tënk parce que temps bi daf ñu jàpp bi nga xamante ne moom la mbir mi demee noonu maanaam comme ñu ne mu ne bon léegi écoutez disons que njabarkat la parce que gis naa ne wax yëpp boobu moo ci gën a jege parce que buñ ne lan mooy wane ni njabarkat la dañ naan kër ku nekk dugg na fa xaajale ko ñaar voilà parce que kër gu ne dafa amoon ñu nekk jullit am ñu dul jullit voilà comme que mbir bi demee na noonu nag léegi kër gu nekk dugg na fa xaajale na ko ñaar kon loolu moom disons njabarkat gars yi dëppoo ci ne léegi dañuy wax ne njabarkat la léegi lu ñu wax rek ñu ne am na benn njabarkat bu nekk fii maintenant ñoom ñoo daan def tamit publicité bi histoire se répète dañuy ñëw ñooy def publicité bi dañuy def ku nekk ci maanaam bu gars yi day ñëw di agsi ñoom dañuy dem ba ca buntu dëkk ba taxaw naa leen gis ngeen ci biir dëkk bi am na fa benn waay bu ñuy wax Muhammad gis ngeen waa jooj bu leen ko déglu ab jabarkat waaw waaye ngeen ne ab dof la bi ñu waxee ne dof la njabarkat la am na ñoo xamante ne par exemple loolu moom mooy publicité bi tax parce que am na ñoo xamante ne dañ naan kon nag waa ji il faut ñu dem déglu ji ko quoi xam li muy wax voilà curiosité bi voilà ba xam li muy wax voilà c'est-à-dire que loolu l'islam loolu lay fonctionner aussi c'est-à-dire que à chaque fois que ñu koy stigmatiser di wax ci kii nangam finalement day gis gars yi ne mais est-ce que du ma dem xoolal sama bopp waaw dem voilà je vais acheter des bouquins je vais regarder des documentaires je vais lire des livres je vais écouter voilà am na demaat ak azat yi bi ñu ñëwee ci moom wax ko ni ko waa ji am na ci biir dëkk bi koo xam ne dafa dox mu ne voilà
parce que man suñu dëkk maanaam man yàlla daf maa may faj ay dof donc peut-être que su ma demee gis ko yàlla dana ma dimbal dina mën na koo wéral ci samay loxo naa dem déglu ji ko bi mu demee toog ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bon dama ñëwoon dégg ne da nga dof bon moo ne dinaa la faj yonent bi déglu ko pare mu ne ko baax na mu ne ko waaw mu ne ko yonent bi di wax ak moom nag daal ne inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu billahi wa natawakkalu alayhi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mais mu ne mais répété waatal waxatal mu daal di répété waat la même chose mu ne wallahi wax jii du waxu nit kii sori naa dox de voilà maanaam dafa wax ne yàlla daal moom maanaam cant gi dëgg-dëgg yàlla moo ko yelloo kon ñu ngi koy sant te di ko jéggalu te di sàkk ci moom njub te ñu ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla di wax ne tamit Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamam la yenentaam la maanaam bu répété noonu rek mu ne wax ci moom non lii moom du wax maanaam lii moom nit simple du ko wax maanaam wax ji dafa rafetaay boo xam ne non li nit simple du ko wax daal ni ko tàllalal sa loxo léegi ma dugg ci sa diine ji voilà mu daal di dugg ci diine ji ba pare daal ni ko gis nga ñun suñu dëkk man ku ñu fay topp la bu ma fa demee ñoom ñëpp danaa fexe bañ dugg ci lislaam mu daal dem ku mel ne Amr ibn Abbas tamit radiyallahu anhu tamit xeetu tuub yooyu la tuub dañ ñëw gaa yi ne voilà am na benn njabarkat benn dof bu nekk ci biir dëkk bi mu ne kooku ñuy wax daal dinaa fexe ba dem déglu ay waxam koon parce que quand même gaa yi di wax rek te xamoo li muy wax non foo ma dem déglu ko bi mu demee tamit moom tamit dégg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di tuub voilà Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nag instant bii nii dama faible aw ma doole mais bàyyil ba boo déggee ni man feeñ naa sama am naa commencé naa am mbooloo am naa doole nga doog a dellu si moo tax bu mu ko fekkee Madina mu ne ko est-ce que xàmmee nga ma mu ne ko waaw yow yaay ki tuuboon Makka voilà moo waxoon la ne la voilà ak Husayn mooy papa Imran ibn Husayn radiyallahu anhu moom tamit loolu moom moo ko genre tuub boobu la tuub ak Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu ak ñeneen léegi bi ñu paree ci situation boobu nee nañ nag maintenant y a aussi beneen façon doxalin boo xam te ne léegi il faut maintenant ñu jëlaat beneen résolution cette fois-ci parce que gis nañ ni comme la carotte ne fonctionne pas il faut utiliser le bâton ñu ne dañuy rëdd saxiifa bi moo tax mu ne bi xatti Mansuur بخط منصور شلت كفو شللا صحيفة كتبوا ويلا لمجترمين على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسلام بخط منصور شلت كفو شللا صحيفة كتبوا ويلا للحجمين على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسلام بخط منصور شلت كفو شللا صحيفة كتبوا ويلا للحجمين على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسببه mu ne bi xatti maanaam xam nga biñ dajoo ne léegi dañ koy bind saxiifa bi dañu ne léegi ki koy bind
maanaam rëdd ki koy rëdd mooy Mansour la tuddoon voilà mooy Mansour ibn Ikramat ibn Amr moom moo ko bind bi mu ko bindee nag Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala semmal ay baaraamam wala ay loxoom maanaam tenqam semm mooy maanaam mu paralysé ko maanaam de telle sorte que day wow dootu mën a yëngatooti moo tax moom la wax bi xatti Mansuura ba mu ko bindee moom moo ko bind saxiifa bi maanaam ak injustice yi ñu ci waxoon sànq voilà gars yi bu kenn toog ak ñoom bu kenn jotaayoo ak ñoom bu kenn maintenant yooyu boo ko xoolee benn bu ci nekk dafa am stratégiquement wala politiquement dafa am ay effet parce que le fait que ñu ne bu kenn jaay jënd ci ñoom marchandise bu ne nañ ko intercepté ba ñoom duñ ci jot c'est-à-dire que loolu mooy dañu leen di pousser ci ñu nekk ñoo xam ne dañuy am maanaam dañuy diminuer dootuñu amati lu ñu dundee et que à ce moment-là dinañ ne ils vont essayer de livrer le gars maintenant ñi ci duggoon nag moom mooy waa Banu Hashim maanaam jullit ñi ak yéefar ci ñoom ak waa Banu Muttalib parce que en fait Abdu Manaf dafa am ñeenti doom dafa am Hashim am al-Muttalib moom moo tax d'ailleurs ñuy wax Abdul Muttalib maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Shayba Hashim moo ko jur Shaybatul Hamd la tudd mais dañ koy wax Abdul Muttalib parce que comme Madina la nekkoon Yasrib booba fa la nekkoon al-Muttalib moom maanaam frère am bi mu demee di ko jëli ji ci kër ndijaayam yi teg ko ci ànd ak moom maanaam ci gëléem gi bi mu yegsee Makka comme ñoom xamuñu ko woon dañ jàppoon ne jaamu al-Muttalib la moo tax ñu wax ko Abdul Muttalib voilà mais Shaybat la tuddoon léegi moom bi mu ñëwee donc kon kooku moom mooy kon Hashim al-Muttalib am na Nawfal ak Abdu Shams léegi Banu Hashim ak Banu Muttalib ñoom ñoo duggoon maanaam ñaari groupe yooyu maanaam ñi nga xam ne al-Muttalib mooy seen maam ak ñi nga xamante ne Hashim mooy seen maam ñooñu ñoo duggoon ci mbir parce que lan maanaam ñoom ñoo ci bokkoon ñoo collaboré woon ñoom ñoo ne écoutez kii suñu mbokk la ak lu mën a xew après nag ak yeneen jullit ñi bien sûr ñi nga xamante ne ay jullit lañ maanaam te bokk feneen mais sinon ñii ñoom ñoo léegi dañ leen a yóbbuwoon ci Shaba Abu Talib maanaam ci benn xurum c'est xun wala quartier boo xamante ne foofu lañ nekkoon foofu lañ leen parce que dañu mujjoon yóbbu parce que pour mën ko défendre léegi Abu Talib daf daan wax naan day wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko tëddal fii maanaam mu tëdd ci lalam wala ci néegam ba nga xamante ne bu gaa yi nelawee nag mu remplacer ko pour bañ yéeféer yi ñëw maanaam pour ñu bañ a xam fan la nekk voilà mu indi keneen pour mu kenn ci mbokkam bi frère bi maanaam mooy mbokkam bi pour mu dugal ko maintenant waa Banu Hashim ak Banu Muttalib ñoom ñëpp duggoon nañu waa Banu Nawfal ak Banu Abdu Shams ñoom bokkuñu woon ci affaire bi ñoom dañu ne woon bon écoutez bon c'est débrouillé quoi parce que voilà moom moo trouble l'ordre public quoi voilà ces idées yi dañoo exagéré quoi voilà yi muy wax baaxul oui voilà donc idéologie donc ñoom kon loolu moom moo tax ñoom même bu fekkee ñoo bokk benn maam ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Abdu Manaf ànduñoo ak moom mais ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Banu Hashim ñoom parce que ay maam mais Banu Muttalib parce que tamit ay mbokk lañ donc ñooñu ñoom ñoo dugg ñoo doon aar Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam retiré wu def benn genre retrait ci benn quartier boo xamante ne voilà foo xamante ne foofu rek lañ nekkoon ñoom dañ koy wax tamit Xayf Bani Kinaana maanaam mu nekk benn genre montagne voilà boo xamante ne foofu la ñu retiré wu woon pour mën ko défendre parce que xam na ni gars yi bu ñu ñëwee ba kii ko dañ koy rey voilà gars yi nag foofu nag fayu leen embargo bi ne bon écoutez baax léegi dañ leen di embargo voilà et que gars yi ñëw tamit
extérieur ci ju jóge ci yeneen réew yi tamit dañ leen di wax maanaam amuñu droit au code kii ak ñoom duñu am droit wu jaayante ñoom jëndante ñoom et cetera donc parce que suñu réew yi kat fii lii moo fi dox voilà donc loolu nag moo indi woon problème bi nga xamante ne pendant 3 ans dañoo nekkoon ci xiif mu tar ci mar mu tar maanaam da ngay gis xale yi sax dañuy mujj ñenn xale yi sax dañuy génn àdduna parce que mënatuñ supporter xiif boobu da ngay gis koo xamante ne day génn pour gaanuwaay maanaam mooy tuur ndox day génn pour tuur ndox mais nga gis mu dëkk foo xamante ne day yëg ne fii kat gëléem gu dee moo fi nekk maanaam ak deram moo fi des mu fexe jël der bi fëgg ko baxal ko pour mën dund voilà ci situation boobu lañ mujjoon nekk voilà te subhanallah xoolal ñii nga xamante ne pourtant duñ sax ay jullit mais dañu ne suñu mbokk la quelle que soit la situation maanaam xam nga bu doon jamono ji dañ naan suñu citoyen la c'est-à-dire que tooñ na wala tooñu loolu après beneen affaire la mais suñu citoyen dëkk la dañ koy défendre voilà nga am na réew yu bari loolu la ñuy def maanaam réew yi am doole quoi voilà maanaam voilà boo ko xool pays occidentaux yi noonu la ñuy def voilà kii citoyen américain la wala citoyen français la quelle que soit la situation ak lu mënti def mu mën na nekk dañ koy protéger d'abord voilà d'abord et que dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan que ñoo bokk idéologie wala bokkuñu ko après beneen affaire la mais dinañ ko protéger d'abord voilà c'est-à-dire que ñoom forme vision boobu lañ amoon moo tax ñu ko doon protéger ba pare daj ci liñ ci daj surtout voilà ba pare daj ci liñ ci daj voilà donc loolu moom mooy loolu la embargo bi nekk maanaam muy nekk une situation kii kon mu mesure boo xam te dafa radical ci ñoom am na ci ñoo xamante ne donc bi affaire bi nag sore nag kii dafa ñëw dafa am ku ñuy wax Hisham ibn Amir ibn al-Haris al-Amir voilà dafa ñëw daan ne bon écoutez affaire bi daal gis naa ne jaaduwul moom de temps en temps da daan làqatu di dem pour yóbbul leen lu ñuy dundee yooyu après nag mu dem bi mu demee mu gis Zuhayr ku ñuy wax Zuhayr ibn Abi Umayya al-Makhzumi mu ne ko xoolal yow maanaam moom Aatika mooy yaayam Aatika sœur la ci Abdul Muttalib mu ne ko xoolal gis nga Abul Hakam ibn Hisham mi maanaam mooy Abu Jahl bu doon ay ndij ayam la ñuy def nii du ànd ak yow ah yow est-ce que da ngay kontaan ci ngay lekk di naan di takk say soxna nu mu la neexe di dund di dem ak dikk nu mu la neexe et que sa doomu ndijaay yi nekk fële di waaj a dee di dund service ak problème yu mag yi nga xam te ne moom lañ nekk di dund est-ce que loolu xellu na mu ne ko boobu c'est vrai potentiellement mais y a un problème mu ne ko balaa mooy problème bi mu ne ko mais je n'y peux rien mënuma ci dara man benn nit kese laa mu ne ko am nga ñaareel mu ne ko ah bon mu ne ko waaw mu ne ko kan la mu ne ko man mu ne ko oui c'est vrai mais nañ wut ñetteel mu dem ci Abul Bakhtari ibn Hisham mu ne ko mu dem wax ko la même chose ne ko ah gars yi kat lii tooñ la quoi vraiment ñii defuñu dara lu dul seen voilà ñu def leen nii problème yii nii non vraiment lii jaaduwul mu ne ko ah mais c'est que c'est vrai potentiellement c'est xam nga dëgg la sax li nga wax nii mais je n'y peux rien loolu laa ci mën gars yi am nañ seen doole teg nañu ah mais man mënuma ci dara mu ne ko mais si mën nga ci dara il faut que mu ne non mais man parce que kenn laa mu ne ko fii am nga ñaareel mu ne ko ñaareel bi kan la mu ne ko man
mu ne ko non nañ wut ñetteel mu ne ko ñetteel bi am nañ ko mu ne ko kan la mu ne ko Zuhayr ibn Abi Umayya mu ne ko d'accord mais nañ wut ñeenteel bi mu wutee ñeenteel mu dem ci Mut'im ibn Adi moom mooy papay Jaabir ibn Mut'im waaw Mut'im ibn Adi mu dem ci moom mu ne ko ñu wax ko la même chose mu ne mais man je n'y peux rien c'est vrai mais bon man kenn rek la ñii mbooloo mi yëpp seen dëkk def nañ dañu am doon mu ne ko non mais am nga ñaareel mu ne ko kan la mu ne ko man mu ne ko waaw nañ wut ñetteel mu ne ko ñetteel am na mu ne ko kan la mu ne ko Zuhayr mu ne ko waaw mais nañ wut ñeenteel mu ne ko ñeenteel am na mu ne ko kan la mu ne Abul Bakhtari mu ne ko waaw non mais nañ wut juróomeel nañ wut juróomeel mu daal di dem dox dem ci Zamaa ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn al-Asad mu ne ko wax ko la même chose mu ne ko mais je n'y peux rien voilà c'est là xam nga loi bi la assemblée lañ voté affaire bi man mënuma ci dara mu ne ko mais si mën na ci dara am nga ñaareel mu ne ko kan la mu ne ko man mu ne ko bon indil ñetteel mu ne ko Zuhayr rek mu ne ko noonu indil ñeenteel mu ne ko Mut'im ibn Adi mu ne ko indil juróomeel mu ne ko Abul Bakhtari mu ne ko ok kon nañ dem gars yi nag ñu ànd bi ñu demee ñu ne léegi bu ñu ñëwee ci suba gi dañ naan gars yi saxiifa gi dañ koy dindi parce que jaaduwul tooñ la quoi ñu dem ba ci kaaba gi mu def tawaaf Sam def tawaaf juróom-ñaari yoon daal di ñëw ci kanamu kaaba gi après daal ne gars yi man am naa lu ma bëggoon a wax maanaam comme en fait ñoom noonu lañ daan ci quoi assemblée bi voilà comme ñëw ci conseil de sécurité bi ñu réunir mu daal ne man am naa lu ma bëggoon a wax quoi session extraordinaire laa bëggoon ñu ne waaw mu ne parce que saxiifa bi maanaam mooy décret bi tooñ la quoi c'est pas normal voilà même mel tey fi benn réew daal ne d'accordul ci liñ teg par exemple réew sàngam voilà da koy proposer ci conseil de sécurité bi après bon wala assemblée nationale bu dee ci benn groupe la ci réew mi ñu débattre ko bi mu ko waxee gars yi ne bi mu ne saxiifa bi dama koy xotti bi mu waxee loolu Abu Jahl daal di jóg ni ko xam nga ni waxoo dëgg de décret bii xam nga ni fii lay yem kenn du ko xotti mu ne ko non mais kii keneen jóg maanaam ñoom ñi kenn ku ci nekk jóg ne ko yow mii yaa waxul dëgg xam nga ni décret bi dañ ko dindi de léegi xam nga bële bi ñu koy voté à l'unanimité la woon mais bii dañ ko voté avec une majorité léegi voilà ñu dindi décret bi c'est-à-dire que loolu dañ ciy jàngee ne ñun tamit noonu lañ war di def c'est-à-dire que bu ñu toog rek naan xam nga amul pexe amul maanaam il faut que ñu réunir c'est-à-dire que xam nañu ne maintenant d'ailleurs ci cadre yu bëri day dugg comme ni gars yi wax non mais xam nga fii affaire yi ni mu demee il faut que nga wut crédit pour def nangam ak yooyu non ñun xam nañu ne dafa am façon crédit boo xam ne ala kulli xaal l'islam mayuñu ko sharia mayuñu ko yàlla mayuñu ko yenn saa salama ni mu jàngale mayuñu ko donc ñun aussi ñoo war a ko ñu man conscient naa yow conscient nga kii conscient na kee conscient na mais dañ formé groupe créer suñu yëfi bopp loo xamante ne day tax ba loolu dootu amati mais loolu c'est-à-dire que ak yeneen c'est-à-dire que il faut que d'abord ñu jël maanaam sidit bii daw ci suñu bopp bi te loolu nekk ci sidit boobu ñu kii ko ablation maanaam ñu dagg ko suñ ko daggee ba pare après nag ñu xool nu ñuy wutee solution parce que buñ ko defee rek dañu am solution buñ koy def di am solution voilà et que lii solution la mooy nañ dajaloo parce que gis nga ni ak situation bi ni mettoon ak marque gis nga ni meloon ñoom ñu fexe ba dajaloo voilà trouver solution tout simplement pour affaire bi dañ parce que injustice la et que aussi day wane ni tamit injustice nit maanaam même bu dul jullit mën na ko défendre c'est-à-dire que dafa am yoo xamante ne il suffit que rek nga am fitra maanaam mooy benn xeetu maanaam xol boo xam ne day sensible ci yenn ci justice day sensible ci tooñ
day sensible ci loo xamante ne ak njum maanaam ak baaxul maanaam dafay yàq dafa bare haine la incitation à la haine incitation maanaam yooyu noonu boo amee nit ku mel noonu parce que loolu du jullit ñi rek ko ama ñu dul jullit tamit dañuy am loolu voilà léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne par exemple ku nekk da koy gis am na ay association yoo xamante ne quand même dañuy défendre ay nit ñoo xamante ne dañu nekk dañ nekk ci voilà ci ay diggante wala ñu nekk ci ñuy subir ay injustice wala yooyu léeg-léeg nga gis yenn réew yoo xamante ne pourtant duñ ay jullit ak yooyu mais dañuy gis ne par exemple li ñuy def réew sangam wala réew sangam tooñ la ñu ne écoutez ñun on n'est pas d'accord voilà c'est-à-dire que loolu day am donc ce qui fait que il faut que tamit ñun tamit en tant que jullit ñu utiliser forme combat boobu noonu et que nombre bi dafa am solo le fait que ñu bëri parce que am na nit ñoo xamante ne en fait dañoo faible psychologiquement ñoom fekk gisuñu mbooloo mu bari dañuy jàpp ne lii du dëgg am na nit ñu mel noonu maanaam ñoom dëgg fi ñu koy nattee mooy mbooloo mais ñooñu pour nga xëcc leen da ngay wut mbooloo et cetera donc loolu tamit lu am solo la et puis tamit donc et puis il faut être représentatif c'est-à-dire il faut que ci instance de décision yi nga am fa ay représentants parce que sinon dañuy décider contre yow tey boo xoolee nañ xool exemple fii nii France bu ñu xoolee li tax ñu bari décision yu bari ñu koy jël contre jullit ñi te duñ ci man dara c'est parce que jullit ñi duñu voter c'est parce que jullit ñi duñu voter koo ci wax moom non voter vous savez voilà maanaam minimiser ko wax joo xamante ne voilà alors que buñ doon voté ñu xam ne fii ay jullit ñoo fi parce que dañ koy xam tamit dëkk bi maanaam gox bi gars yi ay jullit ñoo fi gën a bëri buñ gisee ni koñ yi nga xam ne jullit ñi ñoo fa dajaloo duñu voté taux de vote bi dafa tuuti dañuy xam ne jullit ñi ñoo dul voté te loolu buñ ko xamee ce qui fait que bu ñuy jël ay décision dañ koy jël contre ñoom voilà mais bu ñu dee voté dañoo xam ne gars yi kat ils sont à peu près 6-7% wala de la population non loolu ëpp nañ ko sax parce que bu fekkente ne mais bu ñu jëlee rek chiffre officiel yi ñu xool dañuy gis ne ëpp nañ ko à force li nga xamante ne moom mooy voilà mooy ñi nga xam ne sans masque boolewuñ leen ci parce que dañ jàpp ne voilà wala ñenn ñu bari boolewuñ leen ci jullit ñi parce que origine yeeg yooyu la ñuy xool. donc bu ñu xoolee jullit ñi kon ni ñu bëree noonu bu ñëpp doon voté bu gars yi doon voté maanaam 5-6% 7% mais day basculer élection parce que gars yi li ñuy rawante ci élection yi du bëri maanaam comme ni ñu ko xamee voilà présidentielle par exemple kii day am 51% wala 5 score bu rëy mooy 51 virgule nangam loolu score bu rëy la. souvent 50 virgule nangam lay am après keneen ki am 49 virgule nangam ñu gañe voilà c'est-à-dire que bu fekkoonte ne kon jullit ñi dañuy voter 5% wala 6% de la population mais day basculer élection dañ naan gars yi lañ leen bàyyi xel de lu ñuy waxati mbaa ñu koy voter ti nañ bàyyi xel parce que bu ñoom fu ñu voter koo koy gañe voilà bu boobaa nag dañu leen dañ leen di bàyyi xel ci mboolem décision yu ñuy jël mboolem décision yu ñuy jël dañ koy bàyyi xel donc loolu aussi il faut que ñu conscient ci voilà temps yële maa ngi gis ay kii yu extrême droite kañe ay ville nga xamante ne bon projet construction mosquée d'ailleurs am na yoo xam ne mosquée bi daanaka taxawoon na ba pare gars yi ne dañ koy daaj dañ koy dindi voilà ma gis gars yi di kaas ba mais yéen a ko def voté wu leen yéen a voté wul boo leen voté woon individu bi du gagné non mais c'est vrai voilà mais au moins c'est bien fait parce que après dinañ yeewu mais gars yi benn yoon kat nañ voté voilà. donc loolu tamit maanaam ci événement bi da nga ko ciy gisee
léegi parce que en fait bon am na benn affaire boole boo xamante ne dañ ko omettre woon sax mooy yéeféeru Makka li leen doon déranger parce que li tax dëgg mënuñu accepter islam te ànd ak ne lu ëpp ci ñoom xam nañ ne lii dëgg la mooy d'abord seen aaday maam yi daa saxoon ci ñoom loolu wax ñu ne non suñu aaday maam yi ñun on est une société nangam mais loolu dañ koy dégg ñun société lii lañ comme ñun dina judéo-chrétienne lañ on va pas changer c'est-à-dire que pourtant maa ngi fàttaliku am na benn année ñu am benn député bu proposé woon pour ñu interdire vente d'alcool yi waaw pour ñu interdire vente d'alcool yi bi mu ko mais gars yi retenir wuñ ko sax pour ndax lan non on est une société judéo-chrétienne nangam ko jox voilà mooy moment yi ñuy interdire kii tabac bi voilà yi nga xam ne dañ doon def politique bu dure ci tabac bi bon ñu doon xool aussi alcool bi vin bi nangam mais loolu ñoom mënuñu ko nangu parce que tout simplement société bi ñu tudd maanaam culture bi mënuñu ko dindi loolu tamit day am c'est-à-dire que donc il faut ñu comprendre que ni bu fekkente ne dafa choqué culture nit mën na ko révolter loolu voilà mais warul tax nga changer ci message yàlla bi dara maintenant mën nga négocier def les choses avec diplomatie expliquer et cetera mais bul changer mukk message yàlla comme ni yent bi def sallallahu alayhi wa sallam voilà léegi bu ñu xoolee tamit am na beneen affaire buy tax gars yi bañ mooy gars yi ne loolu noonu ñu mënuñu ko supporter parce que mooy le volet économique xam nga Makka dañu amoon 360 yàlla yoo xam ne moom lañ daan jaamu foofu ci kii bi ci maanaam yoo xamante ne chaque dëkk da gars yi dañ daan ñëw jour bu ne daa am yàlla buñ daan ñëw di ko feetal si am genre aj ce qui fait que 360 jours at bi day daal di jeex parce que année lunaire loolu la donc économiquement da leen daan apporter ku mel ni Abu Sufyan moom looloo ko doon déranger man daal li ma jaaxal lenn kese la seen yàlla yi muy xasal man doon sa déranger moom mais man vraiment li mu bëgg a def yàlla comme aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab dafa bëgg a def yàlla benn yàlla yi kese loolu yéemee ko alors que ñoom xamuñu ne li ñu wax noonu mooy yéemee en fait parce que mën nañ comprendre que yàlla moom mën naa kenn la war a doon mais ñoom dafa am benn affaire bu leen doon déranger ci aspect boobu mooy dañ doon wax ne bu fekkente ne moom comme Abu Sufyan li mu daan wax voilà man c'est que yi muy wax kii sax déranger wu mais man li ma déranger dëgg vraiment moom nangu woon tug mooy bu fekkente ne yàlla yëpp léegi benn la maintenant on va se retrouver ak benn jour kese maanaam économiquement non mais suñu économie bi doon ko ak maanaam économiquement day daanu parce que gars yi bu ñu daan ñëw fa lañ daan ñëwee di jënd si maanaam comme genre foire la daan doon chaque jour da daan am foire ndax loolu léegi bu ñu defee yàlla yi kenn kese donc ce qui veut dire que dañuy éliminer yàlla yooyu yëpp et que foire yooyu yëpp probablement dootul amati et que donc économiquement voilà affaire bi day rës moom nag sama njaay ñii ma yoro te yaakaaruma lu dul sama njaay sama entreprise bi te lii moo koy doxal ngeen bëgg ma wax ne ma non loolu du ma ko nangu voilà donc aspect économique boobu daf daan tax tamit gars yi doonuñu ko woon nangu donc yaa am na tamit yeneen aspect culturel voilà sama maam moo fi indi woon kii sama voilà et cetera voilà donc loolu moom moo taxoon ñoom mënuñu woon supporter affaire boobu ba tax mu jaaraloon leen ñu xar seen tànk tubéy mu jaaraloon leen ci lu nekk waaw donc bi ñu dindee saxiifa bi voilà ci ginnaaw gi li ci tegu insha allah dinañu koo kii mais en attendant ñu jox mbokk mu voilà mu def ay voilà barke mu